ñu leen nuyu di leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face dellusiwaat ñu am mbégte bu baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen di leen baalu ak nag ci koor geeg korité bi ñu weesu di leen diwénatil di leen ñaan di ñaan aussi ngeen baal ñu bépp ak bépp tooñ bu ñu def bu ñu yëg ak bu ñu yëgul ñu am nañ mbégte dellusiwaat ci kon bile émission reprendre ko ñëw nag ak actualité boo xam ne moo fi tege mu rek nekk coowal BBC ak Aliou Sall ñu am nag tey mbégte dalalaat ci bile émission l'honorable député Farba Ngom di rek koo xam ne ku jege président Macky Sall la mais surtout nekk nag maire de Agnam moom nag lu tax ñu invité ko tey mooy coow li bari na yéen a ngi dégg experts pétroliers yi du wax politiciens yi ña ngay wax waaye moom ginnaaw mënuñoo jot ci président Macky Sall himself mënuñoo jot ci Aliou Sall himself kii boo ko jotee mel ne jot nga ñaar yooyu pour nag mu waxtaan ak ñun waxtaan ak yéen ci ñoom naka la ñu dundee yëf yi ak lu seen xalaat ci bile mbir honorable député Farba Ngom ginnaaw ba ñu la nuyoo jaajëfal ci ni nga ñu nanguwaatee suñu invitation ñu bàyyi la nga nuyoo ak sénégalais yi lay seetaan. merci maa ngi lay jaajëfal yow it di nuyu askanu Sénégal ñi nga xam ne nar nañu seetaan émission bi sénégalais yi fi ne ci biir réew mi ak yi nekk bitim réew yëpp maa ngi leen di nuyu ci kàddu bi nga xam ne moom nga tàmbalee ci say kàddu man it fa lay jaar di baalu ak ñëpp sénégalais boo fi gis rek di ko baal ak xam ne julli ji bi mu weesoo yàggul kon nag man it baal naa ñëpp ak na ma ñëpp baal ak loolu farata la entre nit ak ki ko yàlla booleel loolu daal nuy ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp di ci des nag ñu def ko ci kanam en tout cas bi ma paree nuyoo ba pare waaw ñu doxal alors Farba Ngom fan nga nekkoon ba coowal BBC bi yëkkati ko boobu ba léegi maa ngi déglu rajo yi déglu télé yi mais dégguma la benn yoon nga wax léegi ngay doog a waxaat lu ko waral. xam nga Aïssata mënuñoo jël loo xam ne lu Sénégal yëpp xam ne lii ay mbir la yoo xam ne dañ koo sos. rien que dafa am li tax ñu def ko. lu jëm ci président Macky Sall nga xam ne ginnaaw yàlla ak yonent bi man maa ko soppal sama bopp te yàlla tax te man xaw ma waaf loolu am fii lu yàgg ñu koy wax une semaine 10 jours boo ma ci déggul gisoo ma na la leer na bitim réew laa nekkoon xam nga ne loolu nekkuma fi yoon ba ma fi nekkoon ne ñi wax naa ak askan bi bu yàgg li ma xam dinaa ko wax du ma sos du ma créer du ma dugg ci polémique bi boo xam ne maîtriser wu ma li may wax déedéet mais li nga xam ne xam naa ko mën naa ci tontu dinaa ci indi sama xalaat dinaa ci wax loo xam ne moom laa gis. d'accord alors BBC du ñu dellusiwaat ci la ñu wax dégg naa ko ñu yëkkati tuuma bu toll ne 10 milliards de dollars ngàll ko ci noddu Aliou Sall ak Frank Timis lan mooy sa xalaat bu njëkk ci loolu la. c'est-à-dire que dama bëgg askan sénégalais xam leen ñun ay sénégalais du ñu ay nit ñoo xam ne dañoo complexé. du ñu ay complexe. li depuis 4 ans 5 ans opposition bi ñu ngi koy bëgg a yàq xel sénégalais depuis avant les élections présidentielles. xalaatoon ne foofu yoon la bu ñu war a mën a jaar pour tere Macky Sall accéder au pouvoir son 2e mandat. créer loo xam ne du dëgg. ñu ngi koy wax boobu ba tey façon journal bu nekk wax na ko fii coow bi demeewul nii BBC organe de presse la comme TFM organe de presse la comme Sen TV organe de presse la comme 2STV organe de presse comme yeneen organe de presse yi fi ne ci biir réew mi ak ci bitim réew waruñu am complexe BBC wax rek ñu xalaane li BBC wax rek dafa am non organe de presse la mën ñi koy wax mën nañu wax loo xam ne dafa am mais mën nañu wax loo xam ne dara du ci dëgg rien que pour indi polémique wala dañ leen manipuler bu jëm pour te ku wax ci Macky Sall lii ku wax ci Aliou Sall lii Macky Sall nga bëgg a jot. waaw parce que ñëpp nee nañu Aliou Sall prête non Macky Sall. non kii kaay ma wax la leen. mënul nekk loolu mënul nekk non c'est que kaay ma wax la rek. Macky Sall président de la République xaw ma keneen. mais xam naa Macky Sall ci boppam.
fi mu nekk nii jamono juñ toll nii ku xam Macky Sall mën ngaa toog wala ku xamul Macky Sall mën ngaa toog di xalaat yenn yi ci kawam mais day fekk ñaar rek opposition nga chaise bi mu toog noonu yaa ngi koy xool soit à droite ou à gauche bëgg nga ci toog moo tax ngay waxee ni wala nga nekk noonu bu nëbbatu loolu mën nañ ko comprendre mais Sénégalais yi xam na ne Macky Sall bi mu fi toogee ba tey 7 ans liggéey bi mu fi def daratul ma ci communiquer ndax leer na askanu Sénégal. mais Aliou Sall mu nekk peut-être non. non c'est que Macky Sall moo dul genre boobu man. moom foofu laay waxee. Macky Sall moo dul koo xam ne neewoon na. ci njëlbeen du protéger kenn. commencé na ko prouver. ni mu ko prouver. ah mais déggoo conférence de presse bi procureur de la République wax. procureur magistrat la. ñii bi ñuy nekk magistrat Macky Sall nekkagul président. te incha allah Macky Sall dina jeexal mandaam ñu continuer nekk magistrat. te justice Sénégal dafa nekk justice bu crédible boo xam ne boo leen dënk dossier président bu demee ba jël engagement jël dossier bi dënk leen ko. ça veut dire que muy Farba Ngom muy Aliou Sall muy Koumba Sall muy Penda muy Marème Sall. ku munta doon ci àdduna Macky Sall du protéger kenn. ci wàllu état. loolu daf ko yàgg a wax. ñoom ñii xam nañ ko. waaw mais Farba xam nga boo nee président Macky Sall wax na ne du protéger kenn justice nangam xam nga conférence de presse bu procureur bi ñi si bekk bëriwul ndaxte ba mu ñëwee xaw na soofantal montant yi ñu joxe oyofal na yenn mbir yi loo xamante ni nii ñu bëri jàpp nañ ne dafa ñëw pour suul coow lii nga xam ne BBC ba mu léegi dama léegi quand même il faut avouer que xaw na yàqaale def non déglul ma wax la procureur de la République moom magistrat la juge la du politicien xam nga ku baax li politicien di jëlee fukki junni benn affaire am ci affaire bi am 1% moo ci nekk ay mensonge 99% yëpp nekk loo xam ne dëgg la bu weer péng ñu bëgg a jël 1% bi suulee ko 99% yi procureur du def loolu du ko defal pouvoir bi du ko defal opposition bi moom du politicien magistrat la juge la mais politiciens dafa waat politiciens ñoo koy digal non ban digal ci loo xam ne dafa nekk loo xam ne lu seet wàjj lu ñëpp xam ne fang Sénégal yëpp xam problème mu montant quand on parle ay milliards te fekkee ne ay fukki junni la wala rien que pour manipuler opinion bi ñoom ñi opposition bi xam na ne Sénégalais yi miir nañu boo xam ne résultat bi génn le soir du 24 février 58% ak campagne bi ñu def ak li ñu wax ci lu bon xam na ne Sénégalais ils sont miir mais quand même Farba est-ce que tamit yombul choix boobu dafa nekk loo xam ne ni ñoom tranché nañu waaw mais Farba est-ce que yombul trop boobu ba léegi lu ne nii ngeen opposition bi ngeen bëgg a jël lépp dëxañu ko sauf que opposition bi ñoo leen xeex bu ngeen te bu ñu nee opposition yéen Abdou Mbaye ngeen visé yàq nga waxtaan bi Thierno Alassane Sall nu ma ko yàqee yàq nga waxtaan bi nu ma ko yàqee ak Mamadou Lamine Diallo bi ñuy def émission bu ñu buggee Sénégal yi dégluñu ñu apprécier lu ñu wax doo tudd Abdoul Mbaye ndax lan man sama jëmm bopp man Abdoul Kéba Mbaye laay waxal waaw papa mooy Kéba waaw oui man mii maa ko wax loo ko wax bu nekkuloon ku dul warkat laa la wax bu ko nekkuloon ku dul warkat mu bett ñu bëri ndax lan c'est logique xam naa dafa xam naa li may wax mais man xaw ma fi muy tàmbali ak fan lay yem xam naa ko mais man xaw ma man lan la warkat daal da koo war a nekk waaw lu mu waree maa ngi xaar moom ba mu tontama boobaa laay leeral ci askanu Sénégal li tax mu nekk warkat fan la ko jëlee waaw léegi wax ma beneen bi encore Abdoul Mbaye du ruus amul gàcce président de la République Macky Sall falu am 65% des Sénégalais votel ko mu jàll nekk président de la République waaw xalaat ne man mii président de la République comme bëgg naa liy doxal réew mi dinaa jël kenn koo xam ne c'est pas un homme politique ma indi teg ko fii ci bopp gouvernement bi mu may diriger gouvernement bi man ma nekk ci yenn yi premier ministre nekk ci yenn yi waaw mais Macky Sall moo nekk koo xam ne day sentir doomu aadama Abdoul Mbaye na fàttaliku bis bi mu ñëwee secrétariat exécutif de l'APR dugg ci biir ne monsieur le président ñëw naa xam nga am na ay baat boo ko déggee da ngay xam ne kii tricheur la li muy wax dara gëmmu ko waaw ne monsieur le président ak xam nga complexe la monsieur le président monsieur le président Macky Sall di ko neexal daal waaw c'est affaire
caressé yooyu te xamul ni waa ji dund yooyu dañ koo xamut dund loolu moom honnêteté la xam ay du complexé mu ne monsieur le président Macky Sall Sall bi sax ci boppam xaw ma moom dafa am Sall boppam nu mu koy waxee tubaabel ko daal waaw tubaabel fas xam nga yooyu mooy affaire complexe yooyu monsieur le président Macky Sall je suis venu ngeen baal ma ci sama français bi xam nga ne Abdoul Mbaye moo ma dàq jàng mais monsieur le président que dama ñëw je suis venu en tant que un patriote gis ne vous êtes un travailleur dans ce pays je veux adhérer dans l'APR parce que gis naa ne li ngay def te encore li nga ma defal sama baay mi ma jur sax defaluma ko kon jël naa engagement tey dugg APR maa la wax loolu man devant le secrétariat exécutif li nga ma defal sama baay mi ma jur sax defaluma ko président ne ko monsieur le premier ministre dama la choisir en tant que technocrate gérer ma gouvernement bi nga bàyyi ñu ak suñu politique bu doon loolu Abdoul Mbaye tey membre de l'APR lay nekk mais président dafay sentir dafa am doomu aadama yoo xam ne baaxuñu ci système boo xam ne da koy diriger c'est-à-dire que pas da koy sentir xam nga am na yoo xam ne suñu borom yàlla rek la ko may mais am na ñoo xam ne suñu borom may na leen dañuy sentir doomu aadama ñun ñu jub ak ñu jubul bi mu koy tànn foogoon na ne kii technocrate la c'est un banquier mën naa diriger gouvernement alors que Abdoul Mbaye dafa jaawale encore dem ñëw toog ci bopp gouvernement bi Abdoul Mbaye il croyait que yi mu daan defee fële ci banque yi mu daan diriger ak état non benn la xam nga musul am expérience ci wàllu état man mii maa ko ëpp expérience ci wàllu état xam nga lan la ma ëpp ay diplôme jàng moom ëpp ay diplôme ci wàllu njàng mais maa ko ëpp expérience foofu ci wàllu état mu foog na ne état mel na ne boutique buy jaay gloria di jaay vinaigre di jaay poivre di jaay laaj di jaay laurier noonu la mën ngaa toog nga waxtaan ak nit ki yenn yi rek boo demee jël ay décision di bind na fàttaliku moom Abdoul Mbaye lettre bu muy bind ci quelques mois bi ñu ko nommé premier ministre lettre bu mu bind adressé ko au ministre de l'énergie en disant que SAR la société SAR raffinage bi nga xam ne bii société kese la Sénégal yor bii raffiner pétrole mu ne nañ ko def ay dépôt moom Abdoul Mbaye nañ ko def ay dépôt pourquoi parce que xamoon nañu li nekk si ginnaaw lu nekkoon si ginnaaw dafa bëggoon ñu def ko ay dépôt Sénésoc bi fi nekk nga xam ne da kii xaritam la Cheikh Mbacké Seye le gars du diplôme ñu def ko ay dépôt jox ko Cheikh Mbacké Seye di diplôme ñu xam nañu li nekk si ginnaaw di la mais président ne man première mesure yi may njëkk jël en tant que président de la République du jël ay sociétés sénégalais yi nga xam ne moo amay emploi sénégalais nekk si biir ma koy tëj d'abord du yooyu mesure laa njëkk jël bañ lànk Abdoul Mbaye dafa amul jom bu amoon jom ku ne mën naa jël kaddu wax ci Macky Sall te sénégalais ñun dañu xam teranga xam nañu kóllëre xamuñu wor nit ki bu amee teranga bi nga xam ne ginnaaw yàlla askan bi moo ko fal jox ko mu nekk président de la République sur 14 millions sénégalais daqoo leen jàng gënoo leen xam état mu jël la teg la ci wetam jëlee la fii ndax sa jubadi toogaat si ginnaaw di ko wax yenn yi. da nga nekkoon Abdoul Mbaye li nga fi jëlee mooy dafa jubadi. mais Abdoul Mbaye nee naa la loolu gën a tuuti ci li ma la wax de. loolu gën a tuuti ci li ma la wax. créé na fi bëgg na fi créé ak ñoo xam ne dañu indi ay doomu aadama. hôtel Méridien King Fahd Place indi ay nit naan dañ leen di financer te xam nañ ni lan moo lakk woon si ginnaaw ay deal la yoo xam ne ni yëpp bëggoon na defar ay affaire am Abdoul Mbaye bu ñu ko bàyyoon année bi ñu ko jëlee ci gouvernement bi bu fa jëlaatoon 3-4 mois mu fexee ci état bi loo xam ne ni président Macky Sall sax du ko yëg. mais léegi Farba pourquoi yow lii yëpp nga xam ko te nga xaar ba li nga xëy doo ko wax te ba Abdoul Mbaye nekk si waxoo ko xanaa kon yow da ngay defante ak Abdoul Mbaye. non am leen benn affaire bu dëgër bi ngeen ko mën a wax. nga ne xaaral ma pes ko rek. non pas defante ak Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye moom mi ci boppam. depuis combien de temps ñu ngi fi toog di wax affaire wu Franck Timis pétrole dugg fi génn fii mais lii da ciy duggee xam nga haine. kuy waxee haine ak kuy wax koo xam ne li muy wax dafa am fu mu ko wékk logique politique moo tax mu digg wax wala en tant que opposant d'un pouvoir on comprend
xam nañu opposition pouvoir dañuy sànnante xeet te réew mi noonu la bindoo. mais quand même Farba Abdou Mbaye inventé wul chiffre Franck Timis. c'est pas inventé wu ko. commission yu nee naa la Aliou Sall jël na ko. inventé wu ko maa ngi lay wax leen il faut attendre leneen sax dinañ ko fi toog. sos wax lu bokkut ak li jëmale ko ci kanam Macky Sall parce que dafa am loo xam ne attention li Macky Sall daan wax bàcc yi dafa metti. kon bàcc yee waral lii. daf leen traumatiser problème la ci ñoom. boo xam ne yow dundoo ko. parce que doo politicien. keneen dund ko budul politicien mais opposant mi yor xol bi bon ni Abdoul Mbaye ni mu ko dundee dafa garaaw comme Thierno Alassane Sall. aussi comme Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall mi nga xam ne di jaay jub. waaw di jaay jub. di jaay jub laa wax de. man man maay wax ak moom man Farba Ngom. maire des Agnam. honorable député à l'Assemblée nationale maay wax de. looy wax sama biir oto la ñu dugg. fu ñu àndoon. ak li ñu doon dox. moom xam na man xam naa maa ngi xaar ba mu tontu nag. yéen ñaar da ngeen doon dil kon wala da ngeen bokkoon dil yéen ñaar wala. c'est-à-dire sama feuille wadd na xam nga maa ngi lay wax lenn rek pour nga comprendre. moom xam na fi ñu doon dem. moom xam na li ñu doon lijjanti. man su ma nee man du ma démarcher dara pour am dara maa ngi wax lu amul man du ma complexé. parce que même ci wàllu suuf bi nga xam ne tey dama ciy yëngatu. sama démarrage bu njëkk. ci wàllu suuf courtier la. loolu je suis fier. assumé nga ko da ngay jël commission. bu baax a baax courtier la. dama nekk d'abord courtier ci wàllu kër njaayum terrain jëndum terrain. foofu laa tàmbalee dëkk Pikine. li may wax loolu ñi ma defal samay amis d'enfance xam nañ ko. ma am fierté encore fi ma bokk. nekk ci ndey ci baay géwél. ma xalaat ne nag nit dafa war a gëm boppam. warul nekk dépendant da nga war a yëngatu nga xool ndax yàlla dina la wuyu. li ma yàlla suñu borom may tey moom la neex mu jox ma ko. mais dama yëngatu nekk ay courtier kër. yëg di wàcc dinaa dox peut-être une semaine du ma jaay sax benn terrain. damay dox ma sama tànk yi pënd normal. mais ma koy assumer rek. dox rek. loolu dama koy assumer lu tax moom Thierno Alassane Sall di jéem a jaay njub te moom na rappelé wu man ak moom bu ñu. sama oto lañ dugg man. mais fan ngeen doon dem yéen ñaar ban deal ngeen doon lijjanti. c'est que du deal dafa am loo xam ne moom xam na boobu il était ministre de l'énergie. ah bon sama oto lañ dugg. te ma en tant que ministre mu dugg sa oto yow. sama oto lañ dugg laa wax. moom ministre li ma waxante ak moom ñun ñaar li ñu waxante xam na ko. te temps bu ko weddee. ñu xam. mais après dafa am xaalis. dafa am fi ñu demoon waxtaane waxu xaalis la ñu waxtaane moom xam naa. ba nga jël mu xaalis la ñu waxtaane jël na moom nga ne jël na moom jël naa. maa la wax loolu. man maa la wax loolu. ku nekk jël. Thierno Alassane Sall jël naa maa la wax loolu. jël na dafa mën a wax jëlul bu waxee ne jëlul dinaa wax montant bi dinaa wax ki ko jox. te soo gisee waxuma sax ki ko jox. kooku dama koo respecté lool mais bu du woon loolu dinaa wax ki ko jox montant bi mu jël ma wax ko montant bi ma jël ma wax ko. mais yow ñaata nga jël yow man du ma wax sax li ma jël maa ngi xaar bu mu tontu boobaa ma leeral ñaar yépp li ma jël dinaa ko wax li mu jël dinaa ko wax man dinaa ko wax. waaye Farba li nga wax ni rëy na di. rëyul dara dama parce que xam nga nit da ngay assumer loo def. comme du sàcc du détournement. loolu soo ko defee nekkul loo xam ne da ngay nëbbatu mais di jéem a njaay njub di jéem a jaay man dama jub. du ma lekk xaalis te waaye Thierno Alassane bu mu ñu font nag moo dàq dóor jël ay enveloppe fii di ko def ci biir poosam nii. waaw yow na wax na ma tontu man maa wax de man maa wax na ma tontu maa ngi xaar tontam dinaa wax montant bi et dinaa ko wax. te yéen seen montant du montant bu ndaw yéen du nga jël ay 100 millions dinaa ko won ne ay milliards ngeen jël du ma renseignement généraux. mais dinaa wax. xam nga li xew en dehors du montant bi mu jël dinaa la wax même les numéros des billets d'argent bi mu encaissé. man maa lay wax loolu. yoo xam nga numéro billet d'argent loolu dafa xóot xam nga loolu. dama ko musul wóolu xam naa ko. moo tax saa yu may dox dara ak moom rek sóoraale naa ko. kon yow musul wóor. yaa ilaaha illallah. Thierno Alassane Sall mooy genre ñoo xam ne barki yàlla bi ñu nekkee ci opposition mu jiite cadre de l'APR. daa musa wax ne man. te loolu am na ñoo xam ne doy nañ ma témoin kii. bis bu ñu faloo bu soxlam fajoo moom mooy njëkk a war Macky Sall. noo ko xamee woon. jikkam la. moom d'abord dafa iñaane Macky Sall pouvoir bi. loolu problème la. dafa iñaane Macky Sall pouvoir bi. wax man mii wax naa ak moom loolu benn kàddu en knock-shot ñu daje ci marché 5e ma ne ko Thierno un engagement que ça soit 100%
ou nga démissionner. parce que dama gis yenn saa yi ngay déconner ñu lay woo ngay toogaat ci président da nga engagé wu pour ak projet politique bi Macky Sall di defar nga ànd ak moom bul ci demal ba jeex. alors boo demee ba gis ne yow xam nga ne Macky Sall doy la ci njiit ci wàllu projet politique bu muy def retire-toi bien avant d'aller très loin. wax naa ko loolu match 5e en Mauritanie. mu ne ma noonu Farba je suis engagé c'est que nag dama nekk nit koo xam ne parfois damay def li mu doon wax yëpp dara gëmu ko ci. dara gëmu ko ci. mais kon opposition bi fi nekk tey di xuloo di wax mais gëmuñu lu ñuy wax. mais quand même Farba li nga wax noonu rëy na waaw mais léegi quand même président Macky Sall dëgg ku wax lii wax lële ku jig njaag mooy njaag. ndax moom lan moo ko signé loo xam ne leer na ko ni lii baaxul. kookan la. président Macky Sall lan la signé. décret d'approbation bu mu signé Timis Corporation fan la ko teg. xaaral ma wax la leen pour nga comprendre ko. am na loo xam ne du man may nekk seede. danga may ma génne ko. askan bi gis ko. ñi ko jotu doon am ñu yëg ko waxu Thierno Alassane Sall laay teg. man sama bopp. moom Thierno Alassane Sall bi mu nekkee ministre de l'énergie. li mu waxoon. waaw moom moo ko wax. wax ko assemblée nationale mi nga xam ne aussi c'est pour le pays. loolu nag doy na waar lool yaakaar naa bu Thierno gisee lii dina bu xamul dina jëlaat boppam tuddewaat boppam beneen tur bu dul Thierno Alassane Sall. parce que dina xam ne moo ko wax jëmm bi mënul changer. mais dina wax boppam man maay Mamadou Alassane Sall mais dootul nangu nekk tudd Thierno Alassane Sall parce que gor yenn yi xajul ci moom. waaye kon Farba yow da ngeen di wàll sa ay documents. maa la wax loolu li ma indaale lu leer la. ah bon mu ngi nii. asalaamaaleykum. vidéo bi ñuy def tey dañu koy jëmale ci coow li nga xam ne moom moo jib fan yi muy coowul pétrole. mu mel nii am na ay wax yu bari yoo xam ne yëkkati nañ ko te ñu ci bari nekk ci ku jëg politique gi mel ni am na sax ci ñoom ñoo xam ne lañ ca yëkkati bokkut ak dara li nga xam ne dafa ndoroo ak dëgg. ndax liñ ci jublu rek mooy na saxal xelu sénégalais yi ba bëggoon rek indi ci ay leeral ngir ku ci ne ci ñun xam mbir mi naka la tëddee. li ci jiitu mooy ñu xam ni le contrat entre Franck Timis ak État du Sénégal Abdoulaye Wade moom moo ko signé ak Karim Wade c'était le 17 janvier 2012. Les deux contrats ont été signés avec la société Petrotim en janvier 2012 pour exactement le 17 janvier 2012. waaye jotuñu ko publier ci journal officiel bi parce que defaguñ ci woon référence au décret bi moo tax bi nga xamee ne Macky Sall ñëw na ci nguur gi mu daal di saytuwaat loolu bi ma ko xoolaatee gis na sax lañ ca cërale woon nguur ak Sénégal dafa xeeb woon lool ci la waxtaan ak ñoom ngir ñu yokk li nga xam ne moom lay nguur ak Sénégal di am ci bénéfice yi ci lañ koy yóbbu ba 58%. kon liñ mën a jàpp tey mooy nguur ak Abdoulaye Wade la ñu négocié woon président de la République daf koy yokk ba Sénégal gis ci boppam. parce que da ngay dégg ñu toog ne contrat pétrolier yi contrat gazier yi dañ ci luubal Sénégal jot na ay milliards yooyu ay waxi kese la. yéen a ko dégg. doy na bu ma fi yemee mu neex te am naa leneen lépp Thierno ko wax ñaari communication yëpp Thierno ko wax Thierno moo wax bii 17 janvier la boobu Macky Sall jëlagul pouvoir. contre toute attente. yaa ngi dégg. Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'énergie et des mines présente au conseil des ministres 2 projets de décret. mais ma di ko xamal ne ko 19 janvier fekk na président Macky Sall nekkagul sax président. 19 janvier Macky Sall nekkagul président de la République jëlagul leng yi. loolu lépp dara du ci dëkk. tout est faux waaye mel ni am na kenn ci ñoom itam koo xam ne day jéem. mais léegi fa am nga lii. ay sata xaaral ma wax la rek. mën na xëy na dañ ko naxoon wala ministre la woon. non danoon naay sax daal ministre waxuñu la nga fen ministre waxuñu la nga inventé. Abdoul Mbaye nee na président Macky Sall. ma ne la daf ko tooñ daf ko nax. ma ne Abdoul Mbaye moo bëggoon def lu jaaduwul c'est-à-dire comme il était là-bas à la banque. wallahi li may wax nii. ñi mës a def affaire ak moom yëpp bi mu nekkee banque fii de l'habitat. xam na ne moo dàq diil ci àdduna. commission. tant que détourné woon sàccoo looy am complexe ni jël naa commission immeuble yu mu jël nii daf ko fan la ko jëlee
ñu muy defal ay affaire prêt bancaire nga xam ne da leen di defal indi seen immeuble wala defal prêt bancaire ku ci nekk nga fekk ko këram yóbbaale benn mallette bu baax daaj ko mu jël nit da ngay wax te yàlla tax ñooñu ñi ko defal taranga boobu lu tax mënu leen sant mënu leen gërëm ci seen alal joob ju set nit da ngay wax te yàlla tax man koo xam ne génn nga xaalis jox ma ko billaay wallaay bu askan bi toogee bu fekkee ne sàccu ma ko détourné ma ko dinaa taxaw aw ko ba Sénégal yépp xam ne diw jox na ma. waaw mais man xam nga Farba. mais Thierno Alassane xam na Abdoul Mbaye li may wax ci moom ni nii ñëw bi mu ñëw taxaw devant le secrétaire exécutif Macky Sall monsieur le président Macky Sall ay waxam yooyu problème comme complexe la ba pare di naan man li nga ma defal sama pap bi ma jur sax defaluma ko. kon dama bëgg a ñëw adhéré tey APR président ne ko technocrate nga may naa la nga diriger gouvernement bàyyi ñun ñu def suñu affaire politique. ñii ñooy taxaw tey di bëgg a porter combat bi di naan di wone que ne te ñaar ñi ñëpp ku ci nekk Macky Sall. lim la defal ci wàllu teranga. Abdoul Mbaye qu'est-ce qu'il a fait de Macky Sall ba Macky Sall def ko premier ministre. on peut dire Thierno Alassane Sall combattre na politiquement dans l'opposition pour ànd ak Macky Sall en 2009. mais sur quelle base il n'a jamais gagné son bureau de vote na ma wax lan la non mais quand même am na yoo xam ne aussi man dinaa ci d'accord engagé woon na mais 2 semaines bu nekk 1 mois bu nekk day mer comme li ma la wax la xol bi mooy bañ yéena wuloon Macky Sall pouvoir. D'accord mais léegi mais quand même Farba fii nii doo nga sa bazooka ñaar ñi. non du loolu c'est que dama gis Macky Sall entre nous Macky Sall li mu def concertation boobu Petrogaz bi mu defoon Diamniadio imagine décision yi président de la République jël pétrole bu amee li ñuy wax ni ci wàllu pétrole ban 1000 francs bu dugg ci état Sénégal trésor public BCEAO u xaalis boo xam ne jëlee nañ ko fenn ci bailleur de fonds ci wàllu pétrole xaalis boo xam ne dugg na fii ci biir Sénégal balaa ñuy toog di wax diw jël na milliard ban xaalis moo fi dugg ci biir Sénégal te loolu président prévoir na loolu dafa woote dialogue concertation yóbbu ko Diamniadio ba dafa xalaat budget de fonctionnement xalaat loolu budget d'investissement xalaat loolu ba sóoraale génération future ñoo xam ne ay xale yu ndaw lañu def leneen loo xam ne benn sénégalais mosu koo xalaat def leen bett comment ne man mi ingénieur nekk président de la république xalaat nañu pétrole dina génn ci biir réew mi dinaa defar école boo xam dina former ay cadre sénégalais ñoo xam ne ëllëg ñoom ñooy taxaw diriger yor li fi nar a nekk balaa ñuy dem jëli ay tubaab indi leen ñu yor kooku jar naa gërëm. waaw non kooku jarul gërëm kooku jarul gërëm xam lu tax jarul gërëm ay sata yow bu wax loolu wala yow léegi da ngay politique wala opposant non man du ma Abdoul Mbaye waaw waxal doo Abdoul Mbaye pourquoi président Macky Sall xool ñi Ahmed Niang ba bàyyi ba mu ñëw sa yow léegi pourquoi Farba Ngom président Macky Sall ñun làqul suñu ngërëm xamu tax fii lañu ne gouvernance sobre et vertueuse boo ko fi wax nga dégg ko ma dégg ko mu ni sama famille du ma leen boole sama yëf nga dégg ko ma dégg ko mu ni Aliou Sall du ma ko mës a jox décret loolu moo waxoon lépp waxet la def moo may ma gouvernement non point par point déedéet pare gu ma déedéet sambal yaa ngi déroulé boo buggee dajale fukki point dajale ko ci benn question wuy ma dinaa tontu juróom-ñaar fàtte ñett yi te boobaa yoo yaay am li nga bëgg sama kaw du ma ko nangu waaw waxale 30 secondes léegi waxuma benn seconde waxuma ko yoo lay xaar say question ma tontu ko waaw pare na waaw léegi jërëjëf léegi da nga ne gouvernement sobre ak vertueux wuy ma loolu la Macky Sall wax te defu ko fi lu tax defu ko fi Franck Timis mii luy Franck Timis déglu ma rek waaw déglu ma xam nga bëgguma débat bi nekk débat technique parce que man bëgguma yow doo expert pétrole man déedéet du ma expert pétrole man du ma technicien yow fii dañu ñëw fii man ak yow ñu wax ay waxu politique la ñuy wax waaw dégg nga yaa ngi dégg le côté politique la ñuy wax waaw léegi ku ne xam na ni président Macky Sall njaacaar la lii mu signé moo xam lu tax mu signé kaar moo ne njaacaar da ngay naan kaar neew ma kaar njaacaar la waaw kaar moo ko tey signé li mu signé benn ngoog ñaar Aliou Sall moom mi ne woon du ma dugal sama rak du ma dugal sama mbokk ci yëf yi jël Aliou Sall jox lu gën a fii presque Aliou Sall moo gën a garaaw Karim Wade presque Aliou Sall vice président la non arrête non may ma ñaar une petite may ma ñaar bul parenthèse waaw ñett ba tey mooy ba li yëpp amee coow li ne ma mujj lan moo ko tere mu dàq Aliou Sall nànk indi jàmm bàyyi nguur gi doxal maa ngi lay wax leen rek problème dàq Aliou Sall ak bàyyi Aliou Sall loolu du sama prérogative ndax lan
man damay def xam nga li ma fi tax a toog di wax ñi nga xam ne dañuy bëgg a manipuler opinion bi ci loo xam ne dara du ci dëgg loolu moo ma indi di ko défendre l'image du président de la république ku ko bëgg a yàq ma ne déglu wax la rek non xaar ma wax la rek loolu wuy ma rek xaar ma wax la rek buy dàq Aliou Sall ak bu koy maintenir loolu xalaatu boppam la te loolu bis bu ko naree def du doon pression opposition bi moom xam ngeen ko courage politique un président de la république réélu sur son deuxième mandat dama la expliquer rek 22 ministres nga dajale leen dindi leen ci gouvernement dugalaat leen ñu dàq arrête toi aussi bëgg dem Souleymane Jules Diop rek mais oui mais ñooñu da nga foog ne daf leen sanctionné képp ku mu dàqoon est-ce que da nga foog ne daf leen sanctionné sanctionné wu leen lu mu def non c'est pas des sanctions lu mu def lan la un président de la république réélu c'est un compteur à zéro bu ñuy recommencer waat mu recommencer léegi comme léegi dafa amaat beneen mandat waaw fu mu xalaat ne ñenn ñi war nañ ko mën a jàppale fii mu waat leen daal mu waat leen xam nga yow yaa dégg mu naan fast track ñu mu xalaat ne ñi war nañ ko mën a jàppale ci fast track bi mu indi leen loolu sanction yow fast track nga def waaw léegi wuy ma waaw léegi dama lay expliquer bëriwul non da nga loolu laa lay doon wax sànq da nga ma posé ñaata question nga ma posé yow da ngay dem ba fàtte say question fanweer ak juróom benn laa la posé léegi nga bëgg ma tontu ñaar wala ñett waaw kese affaire gouvernement bi loolu Macky Sall bi mu fi toogee ba tey scandale yi nga daan dégg nga xam ne fi nga ko daan déggee ci wàllu yëpp yi gën a garaaw fi ne nag amu fi waxal non Farba xam Franck Timis loolu ñoom ñi ko wax mbir mi dina leer président de la république bu demee ba nga xam ne wax ñu coow bi bëri na askan bi ko ñor jël dossier bi jox ko ministre de la justice ñu jébbal ko procureur de la république pour ñu ubbi enquête loolu mooy lan Aline Sall xam nga Aïssatou Diop Fall am na yoo xam ne Farba yaa may déglu Farba yaa may may am na yoo xam ne bu amee du la gënal non Farba yaa may may xam nga lan laa bëgg man Farba tey vraiment comprendre naa nga ñëwee taxawaayu défense fi comme ñu ngi jëm si kan bi yow défense nga jëm man ma ñëw attaque mais dama bëgg quand même ci défense tamit nga sóoraale askan wi sóoraale askan wi mooy lan mooy quand même man bëggoon naa nga ni ma Aliou Sall bu dëgg yàlla pour mettre à l'aise magam pour quand même àddina seen xel mën a dal ci mim réew na tekki ndànk ay nombal tànkam ba yëf yi leer foofu moom Farba nee ma waaw wala déet du ma la wax waaw non du am nga man nit la koo xam ne la man damay assumer li ma wax man waaw loolu bu doon moo nekk sama bopp du ma xaar ba nga posé ma boobu question dama koy wax déedéet pas que nekkul sama bopp ñaari affaire du ma ko def prérogative boo xam ne président ko yor du ma ci dugg ndax xam naa aw ma niveau intellectuel mais yàlla jàppale na ma ci 7 ans yi jàng naa ci lu bëri xam naa luy état amu niveau intellectuel toj fi yow waaw loolu adduna la loolu mbirum yàlla la beneen bi ci topp président de la république mii jëlaat dossier bi jox ko procureur ñu nar a convoqué ñëpp pour leeral askan bi loolu bu dee ay faux rapport yu ñu defoon te ñi ko def sax xam nañu ay nit ñoo xam ne dañu amoon ambition nekk candidat président de la république foogoon nañu ay jigéen lañu ñoo xam ne seen xarañ dina tax ñun ñi jiite leen yow la nga bañ a wax yàlla dogal déglu wax la rek suñu borom dogal parrainage bi ñëw ñu xam ne duñu am sax seen biir kër ñii liggéey seen biir kër sax Farba duñ leen parrainé ñu daw Moustapha Diakhaté moo ma la gënal rekete ci lan pourquoi Moustapha Diakhaté gënal ma la mooy gënoo ko nekk APR Moustapha Diakhaté yaa ngi may tooñ nag non may ma yow yaa ma njëkk a tooñ non tey wuy ma rek Moustapha Diakhaté gënoo ko nekk APR tey Farba di nga nopp déglu ma piège boobu du ma ci dugg du ma tontu ci loolu ñemewo Moustapha Diakhaté waaw d'accord naa naa micro wax yomb na mais jàkkaarloog Moustapha Diakhaté wax lu yomb léegi ma ne la tey da nga jaay guerrier ak du ma guerrier bëgguma nekk guerrier sax bëgguma nekk guerrier mais bëgguma nekk guerrier mais nekkuma tapet moo tax tey question boobu bi nga may wax am na ay pièges yoo xam ne li ci gën a bëri yeneen dugal nit ñi piège boobu tey du ma ci dugg de du ma tontu boobu du ma wax tontu ndax man dégg ma may ma wax de am naa kóllëre du ma war kat non waxuma dama ne man laa wax yow Farba sama bopp laa wax waaw su ma jàppee du ma bàyyi waaw bis bi ma décidé di bàyyi Sénégal yëpp dañuy xam ne bàyyi na man du ma tricher ci wàllu relation je suis sincère ci lépp lu may def sincère waxuma da nga posé ay question nee ma liw man tey du ma tudd turam wallaay te sama émission du ma ko yàq waaw oui ma may ma ko piège boobu du ma ci nangu waaw oui ma may ma ko li ma wax yëpp ba pare nga bëgg ma yàq sama émission may ma ko
may ma ko maa lànk ko jël naa ko foqati naa ko. waaw maa lànk laa wax. Moustapha Diakhaté lu tax posé ma yeneen question ma tontu Moustapha Diakhaté pourquoi mu gënal ma la Moustapha Diakhaté gënoo ko nekk APR waaw jëlal gënoo ko nekk nandité waaw gënoo ko nekk guerrier gënoo ko ko fit d'accord mu taxaw askan bi ñor ko mu taxaw ne carrément ba tey président Macky Sall dégg nga dafa war a jël courage am dàq Aliou Sall bu bañ a xajamal mandat wa. xam nga lu na yow mënoo ko wax yow. xam nga politique kaay ma wax la rek. Macky Sall moo newoon du jël Aliou Sall jox ko décret. waaw d'accord naa wax nga loolu. waaw mais kaay ma wax la politique Aïssata Diop Fall. Aliou Sall mii fan la juddoo. fan la juddoo fi Macky Sall juddoo. Fatick waaw. yàlla suñu borom mii di may indi ko def ko maire de la ville de Guédiawaye. waaw président de la République. un chef d'État. waaw wala njiit ci wàllu politique. waaw da ngay déglu say militants. parfois da ngay jël ay décisions yoo xam ne du sa coobaree bopp orientation militant yi la. loolu dafa bokk ci wàllu politique. nomination bi mu wax CDC bi mu non jox banque réew mi mu jël ko laisse-moi ma terminer rek. da ngay gis tey xam nga man maire laa fi ma dëkk man. musuma toog ma ne Agnam candidat laa pour nekk maire. population bi ñoo jël seen orientation bi doxal ko ginnaaw yàlla ak yonent bi. bi ñu paree élection ba pare ñoom ñoo toog ñu ne yaay nekk maire choisir ñu premier adjoint choisir ñu deuxième adjoint foo mës a gis loolu. du sama xarit du dara mbirum yàlla la. ci suñ borom laa koy delloo. yenn saa yi mën nga jël décision yoo xam ne nga ne lii duma ko def. mais tant que wàllu politique ni la. waay Aïssata Diop Fall imagine regardel histoire politique bi fi ne ci biir réew mi. Ousmane Tanor Dieng. nekk président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Moustapha Niasse nekk président de l'Assemblée nationale. Madame Mimi Touré nekk président du Conseil économique social environnemental. boobu supp kànja yëpp. yàlla suñu borom jaxase ko. ñooñu tey déggul wax la rek. waaye moo ci def moo ci def nettetu maa la wax loolu may yàlla la moo ko war a naan il est né en quelle année? Il faut voir l'histoire politique de ce pays. nga départ 1960 bi ñuy am indépendance. waaw lu fi def moom coalition bi ndax mos na am ci biir réew mi. lu mu président Macky Sall lu mu toj lu dul nandite ak duut gaay ci suuf duutaate la fi nekk. xanaa yow da ngay da ngay fàtte d'abord ndogal yàlla. benn bi ndogal yàlla la lii suñu borom moo ko dogal. xam nga ñoom muy ma xam nga ñoom Moustapha Niasse nii ak ñoom Ousmane Tanor Dieng kenn ëpp leen espérance ci wàllu état mais non du question nandité de nante leen jaay teg leen xel du leen duut ñoom Moustapha Niasse kontaan nañu du leen duut ci suuf. Macky Sall am na des gens capables qui peuvent diriger l'Assemblée nationale. am na des gens capables qui peuvent diriger le Haut Conseil des collectivités locales. mais dans notre secrétaire exécutif non yow yaay wax loolu xam nga lan la ñuy wax nee na nguur doo yor rek nga ne nga bokkaale ko yow man rek maa ko moom. dafa am ay nawle ñi ma yàlla booleel. bi ñuy xeex nguur gi ñun ñoo ànd xeex ba Abdoulaye Wade daanu. bu ma yàlla tegee ci bopp réew mi bugguma man kenn ma jël. mais mais jël ko man kenn sama bopp da lay jël. da lay jël nax la jël. attends laisse-moi terminer laisse-moi terminer. mais non doo terminer émission baa ngi jeex. xoolal ba pare yow ñi ngi tudd noonu sax mais ci coow li ma dégguma leen ñu wax. ñoom ñëpp a per Ndiaye noppi. booy ma wax la rek du ñoom rek. PS noppi non APR tamit. du ñoom rek yaa ngi leen di yàpp. même ci biir APR. boo waxee te yàlla tax ñaata nit ngeen woo ci biir APR. ñu waaf bëri na ñaata nit ngeen naan. dëgg la non non salaamaaleykum boo wax ci affaire Franck Timis ak ñu waaf. dëgg la c'est vrai. équipe politique fii Sénégal réew la moo xam ne politique xam nga lan lañ ci xam. mais pourquoi président Macky Sall mënu tànn ay mais pourquoi président Macky Sall mënu tànn ay àndandoo pourquoi il s'accompagne. non am na ay àndandoo yi baax mais def ci am ñoo xam ne lu yàlla xam doy na. mais pourquoi muy jël ay nit ñoo xam ne nii dinañ jox ay ministres yi ak députés yeeg ñoom seen ñoo xam ne ci coow lii ñoom ñëpp ñu ngi làqatu ba pare yemuñu si làqatu dama leen yoole fii koo ci woo na ko émission non seulement dina waaw mais merci of non seulement dina waaf waaye dina si teg tamit dóoraale Aliou Sall tasaale ko ci suuf loolu ci suuf lañ koy def. mais ku nekk tasaale ko ci suuf te duñ ñëw ko. ma wax la leen yow mi Aïssata Diop Fall xam nga loolu. te xam nga l'homme le plus renseigné de ce pays c'est le président de la République foog nga ne xamu ko yow. xam nga luy problème bi ma wax la lenn. benn secret lay trahir. waaw 98% ñi yàlla boole ak Macky Sall ñu nekk ci wetam. waaw 98% yëpp xamuñu luy jikkam. yàllaa leen di boole da leen di woon jikku bi nga xam ne nii la mel mais comportement am jikkam dëggantaat xamuñu ko mais nag laa déglu bu baax li ma la wax bindal télévision laa ko waxee.
mandat bii 95% des Sénégalais dinañu gën a xam luy jikku Macky Sall. parce que non. mais ni mu commencé nii dëgg dafa nekk nit koo xam ne mais ba mu commencé ba léegi casserole yi kereng yi. non du loolu ñi bëri yàllaa leen jox ndombol tànk. wërsëg may leen président yéene leen jàmm. teg leen ci wetam te xamuñu jikkam loolu nag li ci gën a bëri dañuy faqasalu. loolu la. xamuñu jikko bi te duñu xam nga man un homme intelligent bu la yàlla boole kilifa da ngay jéem a xam d'abord li mu bëgg ak lu mu bañ. yow xam nga loolu yow. bu baax lijjanti nga ko. moo tax lu bëri du ma gaaw a dal ci Macky Sall man. xam naa munu ma ko xam te Macky Sall ak a jafe xam. saa yoo ne xam naa ko. di nga toog bis nga naan kii xanaa du Macky Sall bi ma xamoon ndax dina génnee leneen loo xam ne da ngay jom. jafe na xam de. mais nante yu ma lay xam nañ ko daal. ma ne. ñii ñooñu yow xam nga ko yow mii journaliste surtout koo xam ne l'homme le plus renseigné dafa am ñoo xam ne dañuy dem di déglu di wax ñi ko indil lépp la xam mais xam nga ne dafa jóg toog ci kawam te du wax kat te moment venu dina wax xoolal réaction yi mais xam nga ne yow xoolal réaction yi dina réagir am na ñoo xam ne bu paree ak ñoom seetaan na rek mais kon yow gëm la wax loolu nangu nga ne président Macky Sall noonu muy gën a metti yu gën a grave APR rek nekk am na loo xam ne sax dafa dépassé na sax li ngay wax man APR laa bokk. waaw ma taxaw tey di ko wax sax daf ko jarul. bokk si ñi ko taxawal jarul. ndax man benn politicien laa xam. mu mus ma jiite ma nangu topp si ginnaaw mooy Macky Sall. aw ma ñaar aw ma ñett. bu amee na ko nit ki wax. moom laa àndal. ànduma ak kenn mais dama lay wax benn affaire ñi nekk ak moom te xam na lu ñuy dox ñi di def leneen di wax leneen lépp la xam. du début à la fin avant muy jeexal mandat bi ba mandat bi muy tàmbali lépp la xam ku foog ne xamuloo li ngay dox ni Macky Sall xamu ko foog na ne dugg naa ruqu seet naa restaurant bu laqatu dem naa wetu plage dugg ci oto xamoo ko juum nga xam na lépp fopp la am ay renseignements yi ñuy dem ni nga xam ne di koy saytul kon lépp la xam mais dafa am capacité boo xam ne un homme d'état mais bis bu waree réagir day kon ci lii dina réagir ma ne seetaanal non seulement bu waree sanctionner dina jël sanction du ci xaar pression kenn wala nit ñi taxaw di naan dañuy marche muy jël ay dogal déedéet conviction boppam la yor léegi li ñu desee il nous reste ñoom Ousmane Sonko waaw bàyyi Sonko non c'est que nit la koo xam nit da ngay xam état saf làmmiñ wax ju bëri da ngay xam kii du pointiram. ku du pointiram. Macky Sall du pointiram. kan la pointiram. xam nga daal. dama lay wax daal la rek. kan la pointiram ko. xaaral ma wax la daal. waaw daal waaw bi nga xam nga man mii ku xool sama tànk yi nii na ko caméra yi jël. xam na ne man 32 mënu ma ko sol. 50 ngay sol waaw. xam na ne 32 mënu ma ko sol. 50 ngay sol waaw non wuy ma xam na ne 32 mënu ma ko sol. waaw moom ñaata lay sol 45 46 laay sol. moom ñaata lay sol 45 6 laay sol ci wàllu daal. waaw moom bu mu muntu doon nag même bu dee carax sangukaay. dama bëgg nga déglu bu baax même bu dee carax sangukaay 45 46 lay sol léegi moom ñaata lay sol Macky Sall nekk au niveau moom yow nga xam ne yow bu doon dàll carax dépôt sax exo sax 32 te man mii 45 46 ci wàllu dàll lay sol mais boo xoolee ci wàllu état wàllu nguur Macky Sall nekk président de la république xam nga 5 ans yi ku mu neex ku mu naqari sénégalais yi jël nañu 58% fal ko am na loo xam ne koo xam ne yow fii nga toogoon démb jël loo xam ne mooy suñu diini di wax lu nekk chef religieux Sonko dafay nit te tamit man mii may wax ak moom bi mu jiitee les syndicats des impôts xam na bu baax li may wax titre foncier 4407 parcelle yi mu ci daan encaissé di ko jaay na xam ne na maa doon laqatu si ginnaaw di jënd yeneen parcelles yi te yëgu ko na xam loolu de c'est que dafa am yow bari man du loolu yow dealer nga c'est que comme man dañoo yow dilib yaa ngi ci biir non du question dil yaa ngi ci biir 93 laa la wax ou 12 laa commencé génn réew mi di ut xaalis di def navette Dakar ak Gabon di ut xaalis ba ñëwaat def fi courtier bi may yàgg di ut xaalis boobu Macky Sall amagul pouvoir du tey les Sonko na moom même semaine boobu noonu bi muy jaay ci titre foncier Vincent bi di nekkoon directeur domaine bi ñu koy jox parcelle 4407 mu jël ci di ko jaay boobu yow yaa làqatu fa ma ne jënd naa ci parcelle yoo xam ne moom mi moo ko moomoon benn te loolu kenn doy na ma ci seedu Modou Bara Dolly Mbacké bu Touba yoroon na benn 500 mètres carrés Modou Bara Dolly damay wax kooku suma xarit la waaw même semaine bi loolu li ma lay wax ni kooku c'est en 2008
waaw xam nga boobu Macky Sall falagul jëlagul pouvoir. waaw kooku yoroon 500 mètres carrés même semaine bi yëpp ci titre foncier 4407 laa jëndandoo dama jëndi parcelle bu Modou Bara Dolly Mbacké 500 mètres carrés moom xam na parce que su ma xarit la du weer ko. mais damay wax di jël ay seede. waaw même semaine boobu laa jëndaale parcelle yi nga xam ne moom la Sonko yoroon 4407 jox xam na ay démarcheurs am ñu ngi ko joxoon ñu di ko jaayal xam na ko li mu yor nii kër gi muy fanaan. ak ñi ko préparé woon muy jël ay projet politique fan la ko jëlee. salaire am la ko jëlee. waaw salaire yow ëpp la salaire yow. waaw mën ngaa 200 000 yow ëpp la salaire. aw ma daal 200 000 arrête que toi aussi. mais ma ñaata lay fekk moom kon salaire am mën na ko may loolu. ma ne fan la salaire Sonko mën a may mu jënd sax oto bu rafet lan cuisine di ko dawal. au fonctionnaire lan cuisine li ngay dawal li ngay dawal lay dawal yow te moom ngay dawal. bàyyi man damay dawal lan cuisine mais am na fi ma ko jëlee nañ ma woo ma wax man bi may jënd lan cuisine Mbaye Gueye EMG jaay ma lan cuisine Macky Sall falugul jëlagul pouvoir man. du 0 999 MT. mais vrai la Matam ji lan cuisine 0 kilomètre. maa jógul Dubaï 0 kilomètre la ma Mbaye Gueye EMG jaayee demuma Dubaï demuma Qatar demuma feneen. Mbaye Gueye bu EMG mii moo ma jaay. sama premier Land Cruiser sama premier Prado. CFAO ñoo ma ko jaay. ñoo ma ko jaay 0 kilomètre. ma jógee ci Prado nit day dox di yokk. waaw. ma jënd Land Cruiser Mbaye Gueye EMG de du bi ma gaaree fi nii Mbaye Gueye EMG moo ma jaay sama Land Cruiser 0,99 Matam laa ko kiyee mais boobu am na fi ma ko amee te jëluma benn crédit dama ñëw fay moom mii di dawal Land Cruiser ay oto nañu wax fan la ko jëlee moom Ousmane Sonko na ko wax man na wax ne jël naa fi commission xam nga ñun ñëpp déglu nañ ci wàllu voie orale mu négocier 12 milliards yoo xam di ko négocier ci wàllu commission lu leer la te loolu aussi dinaa leen ko tegal fii ci ay quelques jours pour askan bi xam ne ne lii moo ko fi waxoon lii dama koo dencal TFM non xam nga boo yoree say cartouche yëpp génne ko benn yoon bis dana ñëw doo am looy génne lii dama bëggoon ñamal Sénégalais yi rek Thierno Alassane Sall mën naa mu changer tour ci ay quelques jours yu néew di mën naa mu changer tout parce que gor mënul yenn yi. bu ko changer mu tudd Farba lay tudd wala mun Farba Sall wala moo xam lan lay tuddee boppam mais waxoon lii tout de suite nga ñëwaat di wax lii tey sa wax ñu ngi nii génne nañ ko te mënoo koo weddi jëmm bi déjà mënoo koo changer. mënul maquillage mënul def masque. waaw léegi. mënul def masque léegi Farba dóor nga li ngay dóor. dóoruma. dóor nga. c'est que xam nga lan la luy sama problème Aïssatou Diop Fall. ma nekk Makka ma gis ñuy jël presse bi BBC yi BBC xaw ma BBC yi xaw ma BBC yi c'est quoi loolu mooy lan BBC organe de presse la comme TFM organe de presse la comme Sen TV comme 2S ñu bëgg mbubboowu loolu parce que bàcc yi moo metti xam nga da ngay comprendre Ousmane Sonko boo déggee li muy wax ne sax ba léegi dafay foog ne mu ngi ci campagne élection présidentielle te benn point la ñuy wax Franck Timis Aline Sall dugg fi génn fii nga bëgg a jël ay 19 ay 20 points di ko ci sóolaale ci biir dafay fàtte ne campagne élection présidentielle c'est 2024 la bii présidentielle bii jeex na noppi na waa ji presté na serment nommé na gouvernement mu ngi ci leng yi 5 ans yi bu ci yàlla ànde moo ko yor loolu nañ ci dal tamit ñu bañ ci am haine yéene ko ku ci yàlla nar a indi aussi après moom suñu borom ku mu tudd moom mooy remplacer Macky Sall Macky Sall ci boppam mënu ci dara loolu mat na léegi émission bi des na waa jeex na may ma ñaari minutes léegi gis nga ñaari minutes laa ñaan kon dialogue bi léegi daanaka dee na kon. dialogue ban. dialogue national président Macky Sall woote. pourquoi il faut Aliou Sall bi kan ma koy boole ak. ñaata sénégalais fii ne wuyu ci dialogue bi tout le Sénégal était là. oui avant scandale bi. ban scandale bi fi am nañu joxe preuve scandale. BBC yi moo wax waxam rek ñu naan ñun tamit. bàyyi turu ñaar nga yaa ñu naan profiter am nañu occasion. non mais c'est grave léegi xam nga sabar bu fekkee da ngay fecc sabar boo xam ne du yow lañ koy tëggal dafa garaaw. dafa métti waaw léegi wuyu ma léegi yéen a question difficile damay gaawantu sàcc ay waxtu Maître Djibril War nga xam ko bu baax ma xam ko ngeen bokk assemblée bokk seen parti politique. gis nga ko mu ni moom mu bind fi benn pétition di ñaawlu traitement yi yi président Macky Sall di ni muy traité ay député yi surtout bu ay événement amee bu weesu bi Korité la dem na ba foofu pour ni président Macky Sall di ubbilee buntam bés yu mel noonu askan wi ba mu ñëwee moom ak ay naataangu député am
ubbil ñu ko buntu yi faale ñu ko te dégg nga ko dégg naa ko foofu loo ci wax non Maître Djibril Wall sama mag la Maître Djibril Wall mën na jël benn kàddu wax ko ci Macky Sall mais mën naa nekk xol bu jóg mais du mbañc te xam naa engagement am ci président de la République lii loo ci wax léegi man li ma ciy wax man xam Maître Djibril Wall bi ma xam ñu bokk secrétaire exécutif ma xam ko depuis 2008 laata APR di am récépissé xam naa ne kenn gënu ko Macky Sall mën na am nag xol xam nga xol bu jógee toroxal ba ñu koy toroxal bu jógee am président de la République da ngay xam ne président de la République ngeen bokk ndey ak baay mu nekk sa rak mu nekk sa doom bu demee ba yor yooyu dimension du heure bu la neexee gis ko loolu ko man mi di nga foog ne heure bu ma neexee gis Macky Sall non heure ba neexee gis ko yow fan laa ko jëlee heure ba neexee gis ko non da nga comprendre bu la wax loolu moom bi président de la République heure bu ko neexee la may gis mais heure ku la nee ci Sénégal man mii maa la wax loolu képp ku la wax ne man collaborateur président Macky Sall la heure bu ma neexee laa ko gis nee ko man mii Farba Ngom nee naa ko du dëgg mais oui ma Farba wax man ci télé laa ko waxee dama nit weddi waaw oui ma non kon xanaa ko ne nit ñi dañ lay waxal lu amul yow ma dégg ñu ni sa remaniement yi sa kër gi dafa fees del amul ministre de la woo DG de la woo loolu ay noonu la rek noonu la ci est-ce que sa jëloo ci commission comme yow da nga jël ay commission ñoo ko ay noonu la ci biir APR xam nga ñun am nañu ay noonu personnel ay yoo boobu nu mu tudd anofel femelle waaw yow bu bon moo nekk suñu biir boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla suñu borom indi ñu yotox bu garaaw kii ko rek mu dee benn yoon ndax APR laa banti biir seen xol set ci seen bopp loolu maa ngi ko ñaan suñu borom jeex na maa la wax loolu Farba Ngom bàyyi sa feuille taka tàggatoo seen émission jeex na Mamadou Lamine Diallo il faut ma dóor ko waaye mais Farba Ngom est-ce que nga ñëw fii léegi nag bu fekkee ne bëggoo ma wax ko ma bàyyi waaw loo ci wax fa bu fekkee léegi yow it opposant nga là je suis content de opposant la nga ma xam nga sama jaune nii Mamadou Lamine Diallo loo koy waxal bi mu nekkee conseil technique Habib Thiam moom Mamadou Lamine Diallo bi mu nekkee conseil technique Habib Thiam moom boobu jamono yooyu lan la jiite woon avant d'être bi mu nekk conseil technique moom moo nekkoon Mamadou Lamine Diallo non dama liiruma sama fooy dama lay wax rek Mamadou Lamine Diallo ba mu nekkee conseil technique Habib Thiam en 97 en même temps dafa nekkoon président du conseil général des mines waaw permis de recherche d'or moom bi mu accordé woon IMC International Mining Company ki nga xam ne ki ko doon diriger muy jabaram en 2003 Wade moom dafa jël décret annulé ko permis de recherche bi encore substance décret bi 97 du 7 août 1997 après société boobu mu ngi ba adresse bi 5 rue Victor Hugo angle avenue Roume moom mi Mamadou Lamine Diallo jabaram la ko joxoon ñii amuñu lu ñu wax yéen ñëpp comme yéen tam amuñu lu ñu wax Aliou Sall nga dem président Macky Sall bu ñu jox na Aliou Sall jox na goro bi jox na ñaar kon ban goro attention nag bul tudd goro de bul tudd goro de Mansour Faye lan la man bul tudd goro de ndax lan il est maire dans sa commune il est politicien mais lan la avant tout Abdou Diouf jëlul fi Maguette Diouf lan la avant tout xaaral wax la rek Léopold Sédar Senghor frère am nekkuloon ci gouvernement ay après Abdou Diouf Maguette Diouf bokkuloon ci gouvernement après loolu ça ne vaut pas ce sont des Sénégalais qui ont des nationalités comme yow Lamine Diallo bu ko neex ko mu jël jabaram jox ko moo fi loolu nga xalaat yow moom ngeen def moom def ko moo tey arrête-toi moo tey yéen a ko def mu def ko nañu génnee nañu man xam nga wax naa la décret bi ko defar nii ba wax la numéro décret ñoom léegi comme enquête bi ubbi na devant le procureur ku ci yor loo xam ne leer na nañ Aliou Sall ko def Macky Sall ko def na nga dem jébbal ko procureur waaw émission jeex na tàggatoowal Farba Ngom sa émission jeex na man daal maa ngi nuyu d'abord di gërëm ñi yow mi Aïssata Diop Fall nga xam ne tax nga ba li ma dencoon sama biir xel génnee ko wax ko ak askan Sénégal bi muy Sénégal bi nekk fii ak Sénégal bi nekk bitim réew maa ngi lay gërëm ci ni nga waxtaanee créer face to face di gërëm aussi personnel ñi nga xam ne caméraman preneur de son technicien yëpp waaw vraiment di leen gërëm ci nu ñu encadré ba émission bi di gërëm aussi président groupe bi nga xam ne Youssou lii boo ko créé moo mooy employé yoo xam ne di ci yëngatu di ci daan seen doole di ci am seen sutura dañ koo war a gërëm vraiment remercier ko Youssou aussi nekk sama mag nekk sama xarit moom it maa ngi koy gërëm di gërëm aussi ki nga xam ne mooy directeur télé bi Ndiaga Ndour nekk nit vraiment booy boo xam ne am na avenir lool te yàlla na ko yàlla jàppale parce que ci yoon bu baax la taxaw donc di gërëm personnel groupe Futurs Médias yëpp di gërëm yeneen organe de presse yi mais gërëmuma BBC yi donc di gërëm ñëpp
sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà parce que dafa wax lu amul voilà donc loolu la daal gërëm nga ñëpp waaw gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp et puis kontaan naa encore ci émission bi parce que tax na ñu wax donc vraiment lii daal laa amoon li may wax bég naa et yàlla ñu yàlla may ñu teewi ay déwén yi nga xam ne ñëpp dañ koy fekkee noonu Macky Sall yi yàlla na leen yàlla may ñu tal leneen ak keneen ku dul Macky Sall Macky Sall fi nga xam ne foofu la teg tànkam suñ borom mi nga xam ne mooy joxe kattan yàlla na ko yàlla may mu continuer ci chemin bi nga xam ne dafa bëgg a jël Sénégal teg ko ci réew yi émergent ci biir adduna bi yàlla may ko mu réussir ku sóoraale présent ba sóoraale génération future kooku waaye yàlla na ko yàlla may li mu bëgg yëpp mu egg ak jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi alors Farba Ngom la woon honorable député maire de yow candidat nga ci législative yi di ñëw. candidat nga ci législative yi di ñëw. législative lan. waaw locale yi di ñëw municipal. waaw j'ai jamais été candidat dans ma commune. musuma nekk candidat dans ma commune. gars yi ñoo lay woo la jox la. loolu en 2008. man maa dirigé lycée defar ko. nekkuma sax conseil ci communauté rurale bi. d'accord man damay bëgg di wone ay preuves jiite commune problème de titre la mais amul benn revenu titre la nag sag la. xam naa amul ndax yow sa revenu ëpp na loolu. sag la rek Farba mais Ngom la nekk woon maire 300 000 francs loolu. 300 000 francs. salaire u maire. waaw mooy sa ndékki yow moom ngay ndékkee. non du loolu nit ñi lu tax ñuy reyante problème de sag la politique loolu ku jëla politique ku jëla xëccoo la loolu la. 300 000 francs moom lañ ndékkee. Farba Ngom la woon. honorable maire de nañ ma xaar nag ñoom nañ ma xaar ci beneen émission. Kansi ñoom. ñi ma cokkaas ni nañ ma xaar. ngir yàlla nag li ma fi wax billaay li ma fi wax bis boo ci coupé dara maa ngi tribunal la ñuy taal. dama laa faale. loolu laa lay wax rek dama la faale ba pare wax ma dara sax ba pare yow nga osé toog fi naan di annoncé naan benn émission yow Farba Ngom pourquoi nga yab ma. fii laay ñëwaat. émission bi Farba sama émission jeex na dootuma la jëlati. jeex na Farba Ngom la honorable député maire de Agnam yow dafa Sénégal man dong mën taxaw si journaliste man kese maa la. maire Agnam de. Agnam de siiw na moom kenn mënu ci dara. maire de Agnam moo toog fii indi ay basukaawam doo limi do fi ñu toll doo limi do ba pare énergie bi jeex na. donc ñu koy gërëm di ko sant moom tamit sama xarit la sama mag bu baax la dafa xaw a doyaale waa tuuti rek waaye sama mag bu baax la ma koy gërëm di ko sant di gërëm nag bu baax a baax ñi ma ànd ci émission bi ki ma si jiital rek mooy Madeleine Diaw Mado borom Glam Style by Mado bii nag nu mu tuddati kii Tres Full Lace by Glam Style by Mado yii ak yeneen ci Mado moo koy doxal di gërëm équipe technique bi di gërëm bu baax a baax sama benn maman madame Cissé mooy soxna Mamour Cissé xam nga ko bu peesee jant bi moo génn ci tenue bi Moussa Sène nga dugal la ma seen numéro ñoom ñaar ñooyu yëpp may gërëm ñëpp daal technicien yi tout le monde donc face to face incha allah beneen dimanche ak beneen invité et puis bon dimanche voilà à bientôt.